jot na xabaar yi ci wolof ci gàttal ànd ceeg Barthélémy Ngom asalaamaaleykum Barthélémy. waaleykum salaam Babacar di nuyu mboolem ñi ànd ak rajo Futur Média xibaar yi ñu doore kook yokkute njëgu courant bi secrétariat exécutif national bu parti socialiste nee na lu yenu maanaa la démb la ñu ko xamle ci ndaje gu ñu doon amal ci ndaje boobule sax la ñu jëlee dogal delloo njukkal seen njiit la woon di Ousmane Tanor Dieng impôt bi ñeel bénéfice su commerçant yi boo moytuwul ci yokku la jëm li leer moo di UNACOIS jàppoo nee na dana yokk ci téeméer boo jël ñett jàpp fukk ak ñaar mu dip dogal boo xamante ni daal dana ami njeexital ci njëgu yenn produits yi loolaa tax kuréel google dajale ay commerçant di sàkku yi waxtaan ak gouvernement bi étudiant ya ca université Sine Saloum ya ñu affecté ca Fatick seen i jafe-jafe moo di dëkkuwaay la ko waral nag di seeraayu logement ya borom kër ya yëpp a yokk mel ni sax dañu ko waxandoo kilifa campus ba ne daañu waxtaan ak bailleur ya nga xamante ni ñoo yore kër ya su ko defee ñu wàññi te dimbali étudiants ya nga xamante ni daal seen i am tollul noonu tàggat yaram des na ci ànd ak Cheikh Tidiane Diagne li ci yéen kaay la ñuy jeexale daañu ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg rajo Futur Média xibaar yi ñu dooree kook yokkute njëgu courant bi secrétariat exécutif national bu parti socialiste ànd na ceeg nguur gi nee na lu yenu maanaa la ci geneen wàll nag ñoom nee nañu seen xel daal am nañu njort gu rafet ni dialogue national bi di doxee ci jamono ji secrétariat exécutif national bu parti socialiste ni ki démb la ñu ko xamle ci ndaje googu sax la ñu jëlee dogal delloo njukkal seen njiit la woon di Ousmane Tanor Dieng hommage bu nga xamante ni daal dana am ñaar fukki fan ak benn jàpp ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru février gi ñu dëgmal Omar Mbow. ci ab benn daje bu tolloog juróom benn waxtu la secrétariat exécutif bu parti socialiste waxtaane ci ay poñ yu bëri lu ci mel ni dialogue national yokkute courant bi ak yeneen yokkute bu mënti ñàkk la bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Faye mi leen doon waxal. li mun na comprendre réaction sénégalais c'est des consommateurs. lu jafe nekk problème surtout loo xam ne da nga koy méngaleeg sa am-am soo koy buggee soo amee téeméer nga doon dépenser 20 nga foog ne 20 bi yokk na 15 wala dërëm wala ñaar dërëm il faut mu indi coow. mais loolu je crois que li ci président Macky Sall wax nit mu amul lu mu ci yokk ci li indi yokk boobu nga xam ne constaté nañ ko. Fatum secrétaire général bi di Ousmane Tanor Dieng ba léegi dafa def ab cicatrice ci ñooñee ñi bokk ci parti socialiste di waajal ab sargal bu rëy ñeel ku doddu ki. ci at février bii ñëw ci ñaar fukki fan dañu bëgg a sargal président Ousmane Tanor Dieng taxawaayam ak li mu nekkoon ci biir parti bi ak li mu def ci réew mi ak li mu def ci àddina bi. ngir bile sargal nag. duñu beral loxo ñu jógee ci parti bi. comme parti bi mooy organisé ñi bokk parti bi ñooy gën a fees salle bi su fekkee mën naa jël expression boobu. ñi ñu invité daal loolu mooy déjà ci agenda bi ñu téyegum loolu la ñu arrêté ko. parti socialiste bi nga xamante ni Aminata Mbengue Ndiaye moo ko jiite dina amal ab déclaration samedi bi déclaration bu nar a wax ci xew-xew yi yëpp bi ñu sukkandikoo ci Mamadou Faye. RFM rajo askan wi. impôt bi ñeel bénéfice su commerçant yi boo moytuwul ci yokku la jëm lu leer moo di UNACOIS jàppoo nee na dana yokk ci téeméer boo jël ñett jàpp fukk ak ñaar mu dib dogal goo xamante ni dana ami njeexital ci njëgu yenn produit yi loolaa tax kuréel googi dajale ay commerçant di sàkku waxtaan ak gouvernement bi Abdoulaye Diop teewee na ndajep bi ñu doon amal démb mu dib conférence de presse. xibaar bi ñu ne accord à compte bu impôt ñeel wàllum bénéfice dina am ab yokkute indi na njàkkare ci union nationale commerçant ak industriel du Sénégal ñu gën koo xam ci UNACOIS jàppoo Ousmane Sy Ndiaye mooy président exécutif bi. mesure la boo xam ne mesure bu jaaxal nit ñi la parce que du yokk la lu fi nekkoon la 3% la woon ñu ko doonoon accord à compte de l'impôt sur le bénéfice 3% ya mu doonoon gàllankoor la woon ci importation déjà ñu ngi doon fexe nuñ ciy toogee ak autorités yi pour waxtaan ko 3% yooyu jóg pareeguñu ci loolu ñu ne yokk nañ 3 yi léegi dootul 3 12% la. bi lépp yokkute dina indi ay gàllankoor suñu sukkandikoo ci UNACOIS jàppoo. loolu kay moom mooy indi jiixi jaax rek parce que bu fekkee ne appliqué nañ ko daanaka mooy prix yëpp nañ leen multiplier par 2 waaw su fekkee ne nag ceeb dëwlin ak la cee aju ak mbooleem prix dañ ko fas yéene yokk fii ci réew mi loolu mooy rendre les relations difficiles entre commerçants ak consommateurs. bi lépp organisation di woo nguur gi ci ay waxtaan. président moom dañu ci jox ay jéego jokkoo ci ak autorités yi sos waxtaan woo xam ne danañ leen démontrer ne mesure bi njariñ lañ ko daan liñ ciy xaar la muy yàq moo ëpp donc loolu lañ ci gis. Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal UNACOIS jàppoo doon amal ab conférence jëm ci wàllum changement li ko tax a jóg gën a dooleel ñi yëngu ci jënd ak njaay jëm
ci défi yi ñëw. Abdoulaye Diop yeneen i commerçant di ya nekk ca marché central bu Kaolack ñoom nag mere nañ lool ONAS ak AGEROUTE la ko waral di liggéey gi nga xamante ni tàmbali woon nañ ko ci route principale u marché ba liggéey googu dafa tagga tembe tax nag marchand ambulant yi bari fa lool mu indi nag yenn jaxasoo foofu la ca marché central bu Kaolack loolaa tax ñu koy ñaawlu di ci sàkku nag ndimbal u mairie ba wala boog sax autorité yi nga xamante ne ñoo yore chantier ba kii di Oumar Thiam moo yore seen kàddu ñu teewlu kook Ibrahima Diamé. ndaje bi lu ko waral ndaje bu jàmm la pour woote woon di waxtaan ci li nga xam ne mooy problème bi nga xam ne marché central bu Kaolack am nañ ko muy problème mu ONAS bi nga xam ne moom moo indi problème bi ñu nekk li yëpp ak ambulant yi nga xam ne ñoom ñëpp jógee nañ ci région yi nekk ci sous région bi yëpp ñëw coupé marché bi lal fii ci kaw tali bi kenn mënta dugg kenn mënta génn ONAS li mu doon liggéey ba mu dajjeeg tali bi ba pare dugal ay tiwam bàyyi fi gravois bi bàyyi fi tiwo pexem yi suuf si muy dugg suñ biir place yi poussière bi mënatuñoo lekk lu set mënatuñoo naan lu set loolu nekk loo xam ne lu ñuy jaaxal trop la te mu ngi sooxeel économie bi nga xam ne mooy économie marché central bu Kaolack te kenn ku ne xam ne ne marché central bu Kaolack bokk na ci li nga xam ne moom mooy puuma Kaolack moo yore budget bi kon ñun bëgg nañ dëgg-dëgg na yàlla di wax mairie bu Kaolack di wax madame la maire ne ko mu ñëw dimbale ñi ci marché bi nga xam ne lépp loo xam ne mooy budget fi la koy jëlee moo taxoon ñu dajee fi tey di waxtaan mu ñëw dimbale ñi mooy mu ñëw jëlee fi ñi nga xam ne ñoom ñooy lal ci kaw tali bi ñi baare tali bi ubbi marché bi am accès oto yi doon jàll di jàll clients yi nga xam ne ñu ngi doon ñëw di ñëw fu mu ne nii kenn ñëwatul passé fii jàll fi mongook mu doonoon kadduy Omar Thiam di ki yore kadduk commerçant ya nekk ca marché central bu Kaolack Abdourahmane Dieye installé nañu ko démb mu di directeur général bu bees bu douane cérémonie bi ca direction générale ba lañu ko doon amalee ci teewaayu ministre gi ñu dénk wàllum finance mu di ko gafak réew mi di Abdoulaye Daouda Diallo ka nga xamante ni nag moom la fa wuutu di Oumar Diallo def na bilan bu ndaw ci ñaari at yi nga xamante ni jiite na ko douane am na lu toll lu ëpp junniy milliards ci ay recettes ak lu ëpp ñaari tonnes drogue yoo nga xamante ni saisir na ko ñu ànd ceeg Salif Sow. Je déclare M. Abdourahmane Dieye installé dans ses nouvelles fonctions de directeur général des douanes en lui souhaitant. càccu yile dafa fekk ne ministre finance ak budget Abdoulaye Daouda Diallo samp na directeur général bu bees bu douane bi. Je vous encourage également à persévérer avec toute la rigueur nécessaire dans cette voie de la performance. ki nga xamante ni moom mooy directeur général bu fi nekkoon. balaa nag muy joxe lenge yi wax na lam fa jot a liggéey ci ñaari at yu mu nekk ci bopp douane fekkoon na xaalis bi nee na la ñuy liggéey ci juróom-benn téeméer ak juróom-ñeent fukki milliards yóbbu ko ci lu ëpp junni milliards. Pour la première fois, nous allons franchir en liquidation la barre des 1000 milliards. Plus de 850 milliards seront recouvrés. douaniers yi nekkul rek xaalis lañu mën a lijjanti. xamal nañu tamit ne ci wàllum xeexum drogue bi def nañ ci ay jéego yu am solo ndaxte jàpp nañu ñaari tonnes drogue ci diggante aéroport AIBD ak it port bu Ndakaaru. Saisie record de drogue, de la cocaïne et du chanvre indien. ki nga xamante ni mooy directeur général douane bu bees bi nee na résultat yi fi mu ko fekk nu mu baaxee dina gën a aj baar bi. Abdourahmane Dieye. Les performances de la douane continueront de compter pour améliorer la viabilité des finances publiques en vue d'un financement endogène du développement de notre pays. yeesalaat administration douane ba mu dëppoo ak jamono fexe it ba douane fépp foo dem ci réew mi fekk ko fa loolu bokk na ci ay mbébétu directeur général bu bees bi nga xamante ni moo fi nekk. Omar Diallo di ki fi nekkoon moom ba muy jox la ngay Abdourahmane Dieye mbooloo mu takk moo ko teewee woon direction générale des douanes sax dafa amoon jafe-jafe ngir nit ñi mën a am fuñ jaar. Salif Sow wax ci njàng meek njàngale mi G7 di kuréel gu dajale syndicat yi gën a am dayoo ci fii ci mim réew di Sénégal nee na nag wax di dafa doy li mu bëgg moo di ay action yu dëgër te leer SAEMS bi nga xamante ni bokk na ci kuréel googule di G7 di sàkku ci nguur gi ngir rek ñu baral seen i tànk ngir mën a matérialiser yenn procédures yi nee na ñu yéexte gi ñu nemmeeku ci doxalin administration bi dafay faral di freiner carrière yu jàngalekat yi démb nag la G7 doon ci dajeek jawrin bi nga xamante ni moo yore wàllum fonction publique Saourou Sène secrétaire général u SAEMS suñu teewlu kooku Seydou Nourou Ba. gis nañ ni nag ñoom am na yenn yu ñu annoncé nee nañ dinañ def caravane fonction publique nga xam ne day jël département par département dem fa xool état des dossiers yi nekk en instance ñu jéem ko traité waxaat nañ aussi que dinañ joxe ay scanner ci IEF yi ak IA yi comme ça dossiers yi au lieu que ñu koy envoyer par voie physique comme ça ñoom dañ koy mën a envoyer par voie scanner loolu aussi mun na wàññi difficulté yi nga xam ne moom la ñu am pour envoyer les dossiers donc mais ñun comme niñ leen ko waxee on jël nañ acte ci loolu ñu wax
xaar nag ba gis matérialisation bi ak effet ban lay am ci lenteur administrative yooyu parce que lenteur yooyu nag def di loo xam ne lu métti la ci jàngalekat. Saourou Sène kaddu yu mu dénk Seydou Nourou Ba mu di secrétaire général lu SAEMS kaddu yu mu dénk Seydou Nourou Ba gannaaw ndaje gi ñu doon amal démb ak ministre gi ñu dénk wàllum fonction publique des ci njàng mi wax ci étudiants ya ca université Sine Saloum ya ñu affecté fële ca Fatick seeni jafe-jafe moo di dëkkuwaay la ko waral nag di seeraayu logement ya borom kër ya yëpp a yokk mu mel ni sax dañu ko waxandoo kilifay campus ba ne daañu ci jël dogal dem waxtaan ak bailleurs yi si ko defee ñu wàññi njëg ya te tamit dimbale étudiants yi nga xamante ne seen am tollul noonu Aminata Goudiaby. campus bu Fatick bu université bu Sine Saloum fi mu ne nag délibération examen yu second semestre yu daaw nag ci la ñu nekk année universitaire 2019-2020 bi nag tàmbalee guñu ko waaye administration campus boobule dañu mel ni nag ñu xaw a am njàqare ndaxte ne ñu daaw étudiants yu bëri dañoo amoon ay jafe-jafe ngir am logement Fatick nag nemmeeku bi mooy location dafa jékki-jékki rek prix yi yokku fi Adama Ndiaye moom mooy coordonnateur bu campus bu Fatick bu université Sine Saloum. étudiants yi jot nañuy wax ne saa yu ñu génnee ñëw surtout ñi nga xam ne dañuy génn bàyyi seen logement bëgg a jëlaat logement bu ñëwee prix bi day yokk ñooñu nag ñu xawoon am ay jafe-jafe waaye ñu ngi ci di ko saytu di xool naka lañ mën a def ba jafe-jafe yooyu daal féete boor. ñu ni daañu lëkkaloo ko autorité locale yi waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy louer seen ay kër ngir ñu appliquer ay tarifs yoo xam ne étudiants yi daañu ko mën a fay ba mën a jàng ci anam yu mucc ayib Adama Ndiaye. waxtaan nañ ci ak ay kilifa yu ñu xamal ne dinañ ci yëngatu pour sensibiliser chef de quartier yi dañu yaakaar ne waa dëkk bi war nañ see jàpp parce que quand même ñi fiy ñëw doomu Sénégal lañu seen i doom lañu lancer appel population Fatick ak chef de quartier yi ñëpp pour ñu jàpp ci. ba fi mu ne nag étudiants yu université Sine Saloum yi féetee ci campus bu Fatick ci ay bâtiment yoo xam ne dañ leen ko abal la ñuy jàngee mu am ci nag bâtiment yoo xam ne seen melokaan taxul mu demee noonu ndax dañoo màgget loolu ñu ni itam loolu daañu ci indi ay saafara. mais am nañ ci yaakaar bu rëy a rëy daaw wax dëgg yàlla ñu ngi doon jàng ci ay classe duwul classe yoo xam ne nag université bee ko moom waaye école yu mag yi ñu fi fekk centre d'enseignement technique yi par exemple waa CRFP dem itam ci yenn structures yu mel ni commune bi ak conseil départemental. ren jii nag nee ñu lu tolloo ko 650 nouveaux bacheliers daañu leen orienté ci campus bu Fatick bu université bu Sine Saloum Aminata Goudiaby Fatick RFM. fukki simili ak ñaar moo bootu ci juróom-ñetti waxtu ngeen taaxir lu nees tut ñu wéyal. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. Barthélémy Ngom. Lambaye dëkk la bu nekk ca région bu Diourbel foofu nag mara ngi leen di bëgg a rëy benn forage moo fa amoon te forage ba sax dafa fa paan juróomi fan a ngi nii mu dip loo nga xamante ni nag askan waa ngi koy ñaawlu di sàkku ndimbal autorité yi ak it ka nga xamante ni moom moo ko yore woon ngir mu nem dimbali leen ci nee nañu daf ñoo gis ne ka yore woon forage ba daal. fi mu ne nii dafa mel ni mënatu ca daara El Hadj Fallou Seck mooy njiital collectif usager yu forage bu Lambaye ñu teewlu koog Babacar Diouf. usagers yi am na lu leen naqari trop ndax depuis que forage bi Aquatec jël ko amatuñu jàmm amatuñu salaam boobu ba léegi toujours ñoo ngi ci ay difficultés amuñu ndox mi doyul ndox mi coupé à cause des pannes yoo xam ne nii kenn du ko régler gasoil bi kenn du am gasoil bu fekkee coupure courant am na facture électrique yi nga xam ne nii dañ ko waa Sénélec dañ koy indi sax fi nekk nii ñoom duñ ko mën a fay ba waa Sénélec di couper forage bi loolu nag vraiment ci lañu sonn fi nekk nii te depuis samedi bi passé c'est-à-dire juróomi fan a ngi nii Lambaye genn ak ndox alors dalu fi forage bi panne autorité yi maanaam booy wooree directeur Aquatec doo ko jot koo woo ci autorité Aquatec yi doo ko jot depuis 5 jours xamuñu fu ñu nekk nii Lambaye ci rootaan la nekk guddeeg bëccëg kon sincèrement loolu ñun dañ koy décrier te ci loolu dañoo bëgg Aquatec bàyyi suñu forage complètement na ko bàyyi ñu jël suñu forage comme Agifor ni mu ko daan doxale te am benn problème ñu joxaat ko Agifor bi doxal suñu forage ndax nit kat mënta toog te naan nit mënta toog sangu nit mënta toog te fuut. mu ngoog mu di rongoñu askanub Lambaye di sàkku ñu dimbali leen te lijjantil leen seen forage boobule ñu des ci wàllum ndox mi ba léegi ndax umpale wu leen ne Dakar dana dalal forum mondial de l'eau bu ñuy waxtaanee wàllub ndox loolu déwén lay doon ci atum 2021 am na nag ay coppite yuñ ci namm ndaxte Sénégal ak conseil mondial de l'eau daal dinañu soobu ci benn initiative boo nga xamante ni daal buñ ca noppee dana tax ñu gën a suqali gën a meññal ay projet yu nga xamante ni résultats yi daañu leen présenté ci forum mondial boobu ñu fas yéene amal ci weeru mars ci atum 2021 ci loolu ñu teewlu ci kii di Abdoulaye Sène bokk ci président comité exécutif bi kàddu yi mu dénk Abdou Diouf Diagne. woo àddina si yëpp képp koo xam ne rek am nga projet boo yaakaar ne mën na nekk saafara mën na faj soxla ndox ci àddina si nga yëgal ñu ko ànd ci liggéey ci ak yow képp koo xam ne fii nga dëkk Sénégal nga am ay yitte ne projet nga am mbaa
xamaguloo sax projet bi ni nga koy bindee nga yëgal ñu ko ñu jàppale la ngi projet ba ñu jox ko for bi ci war ñu ànd ak moom seet naka lañ mën a amee ay partenaires yu leen di jàppale pour ñu mën koo financer ñu mën ko taxawal. képp ku ñëw fii boo ne lii mooy suma projet da nga fekk ku jël projet bi waxtaan ci ak yow wax la yoon mi ngay jaar waaye nag comme àddina si day dox def nañu comité boo xam ne régulièrement dina analyser proposition yu jot convoqué ñi nga xam ne ñoom ñoo ko soumettre mbaa waxtaan ak ñoom parce que du ñëpp ñooy dëkk Sénégal kii mën na jógee Indochine kii dëkk Vietnam ñooñu ñëpp ñu jokkoo ak ñoom seet naka lañ leen di dimbale ànd ci ak ñi nga xam ne mooy suñuy partenaire sas bu rëy la ci Sénégal il faut que ñëpp jàpp moo tax président de la République ne ministères yi yëpp nañ ñu waxtaan ak ñoom ku ci nekk seet la mu ca mën a def élus locaux yi nga xam ne ñoom itam ñoom ñooy maires yi ak président conseil départementaux yi ñoom ñëpp waxtaan nañu ak ñoom ñu def ay plan d'action. mu nekkoon Abdoulaye Sène ci wàccaay yi ñu sumb jëm ci forum mondial de l'eau gi ñu fas yéene amal ci weeru mars atum 2021 fii ci Ndakaaru jàppale ne liggéeykat yi yëngu ci wàllum paj wàllum wérgu yaram daañu amal ab doxub ñaxtu ci àjjuma ji ci kanam tuuti bu 9h jotee la ñu koy tàmbali fële ca ENDSS lañ koy tàmbalee nag jeexalee ca ministère gi ñu dénk wàllum paj mi maa ngi lay ziar Barthélémy Ngom. yow da lay neex rek nga xëy mel lu la neex. waaw yow moom waaw mi ngi noonu daal. Laaji Assane de bu ko leer ko ne am na liggéey ci kër gi. c'est la liberté. am na liggéey ci kër gi la liberté dans la responsabilité. waaw baax na mi ngi noonu. ndegam yaa koy wax. waaw mi ngi noonu waaw dañ koy daal di door rek wàllu football championnat bu Sénégal ni ki ëllëg danañ daal di door geneen wërgal di Ligue 1 bi ci bu 16h30 jotee ca Saly Génération Foot dana fa tas ak ñi di waa SNEPS Excellence bu Thiès geneen jogante diggante jàmbaar bu Saly day daal di doon ak Teungueth FC mi féete jamono gi ci bopp raw gàddu gi 17h Jaraaf dana tas ak ñi di waa Stade de Mbour ni ki dimanche nag la ñoo fas yéene kon bokk yeggali la ca des ci wàllu jogante 16h30 Ñaari Tali ak Casa Sport bu Ziguinchor Mbour Petite Côte moom dana tas ak ñi di waa Gorée geneen jogante ba tey ci dimanche gi 17h diggante AS Pikine ak ñi di waa AS Douane Ñambur bu Louga dana tas ak googule jamono ñi di waa Dakar Sacré-Cœur bu loolu weesoo ñu daal di waxtaanee football ca biti réew France ñu ngi woon amal li nga xam te daal moo di seen 16e de finale coupe nationale Pau moom dafa daal di am ndam ci diggante mag Girondins bu Bordeaux ñetti bal ci ñaar la ca des ci jogante nañ ko daal di yeggale ni ki tey jii Olympique de Marseille moom dana fekk Grandville ca dëkkam Coupe d'Italie ñoom itam ñu ngi seen 8e de finale ni ki démb AS Roma moom daal dina am ndam ñaar ci dara diggante mag ñi di waa Parme ci Espagne tey jii dañuy daal di door seen 20e journée si seen championnat Leganés dana tas ak ñi di waa Getafe ci bu 20h jotee fàttali googu li championnat ka fekkee ci bopp raw gàddu gi moo di FC Barcelone ñu toftal fa ñi di waa Real Madrid ca Allemagne itam tey ji ci ajuma gi ci ngoon danañ daal di door li nga xam te ne moo di seen 18e journée 19h30 diggante Schalke 04 lay daal di doon ak ñi di waa Borussia Mönchengladbach ñu daal di waxtaanee bi leen wàllu course auto moto 6h bu Sindia dina ko daal di amal kon bokk niki weekend bi directeur circuit Dakar Baobab nag moom ma ngay dalal xel yi sax donte jamono gi am na ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum koppar waaye teewul ba tey nee na loolu du leen tere def seen événement googule ci anam yi nga xam te daal mooy yi ci gën ñu déglu ko moom mi nga xam te ni moo di Mbaye Thiam ci téléphone Abdou Diouf Junior. pare nañu à 99% parce que ñi war a daw ñëpp ñëw nañu agsi nañu depuis mardi. ajuma dinañu commencé essai yi ñii Belgique la ñu bàyyeekoo ñii bàyyeekoo Suisse ci fukki oto ak juróom-ñaar pour le moment yoo xam ne ñoom ñëpp pare nañu pour daw éclairage yi pare na les 15 postes commissaires yi abri yi pare nañu sonorisation bi essayé nañ ko ba pare mettre nañu les radios ak yooyu yëpp souci bi ñu war a xalaat moo ñu dañ nekk zone boo xamee ne bon de temps en temps dafa bari trop ay coupure de courant mais à cet effet ñun jël nañu matuwaay yi jël suñu ay onduleur ak suñu inverter am nañu groupe bu mag pour loolu sponsor yi dañu manqué te sponsor bu amul visibilité généralement duñu sawar ci mbir mi moom loolu rek la ñuy ñaan nit ñi di ñëw parce que sponsor bi mu am visibilité sponsor bi mun a ñëw jàppale ñu ci course bi loolu la ñu metti la fi mu nekk nii on est dans notre 11e édition course endurance bon donc les 6 heures de Sindia date à seulement 10 ans bon public bi bëgg nañu ñoom ñuy ñëw di seetaan parce que nañu xam ne 6 heures de Dakar yi newoon ci autoroute bi oto ya fa doon daw actuellement ni 6 heures de Sindia yi ñuy def ni même timing la oto yooyu ñoo yu ëpp doole yi doon daw 6 heures de Dakar ñooy daw 6 heures de Sindia parce que on a des Porsche 944 des Caterham nit ñi bu ñu ñëwee dinañ ne noo xamuñu woon ne fii daal lii am na fi.
ñu daal di wax ci leneen di triathlon jàppale nag assemblée générale ordinaire bu fédération bi dañ ko daal di dàq ba benn fan ci weeru février niki dimanche gi lañ ko naroon amal sax waaye secrétaire général bu fédération sénégalaise bu triathlon daal di xam ne ni yëf yi la ko waral ñu daal di ko kon bokk bëtal ba beneen moo di direction activité physique ak sportive bu ministère des sports fi mu toll nii ñoom ñoo pareegul ngir ñu daal di kon bokk tenir lu ni mel nee nañ sax lu yàggul dara incha allah danañ yónneewaat yeneen convocation ngir képp ki nga xamante ni daal bëgg nga bokk ci mbir moomule nga daal di ñëw teewee li nga xamante ni daal moo di seen assemblée générale kon boog Bart fii lañ koy daal di yemale xibaaru tàggat yaram yi waaye nag xam nga man da nga di sama xarit. waaw moom waxatul maak yow moom on est l'incarnation du dialogue islamo-chrétien. te ajuma neex na ma loolu ndax boo toogee ci antenne bi ne kàddu askan wi tey moom antenne libre la lu waay neex wax. waaw boobu moom daf may neex. yaay toog di superviser waaw maay toog di superviser pour bañ ko déborder. waaw noonu mi ngi noonu. jërëjëf Cheikh Tidiane. ok. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. xibaaru aada yi ñu dalal ci Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi professeur en linguistique bi di Mamadou Dramé daal dina siwal ab livre bu bees daal di ko jégleel hip hop gannaaw ñaar fukki at yoo xamante ne de gëstu na ci mu génnee téere boobule kon ngir nit ñi gën a mën a comprendre lan mu la mouvement hip hop di tekki Abdoulaye Diop teewe na présentation téere googule ca école EJICOM. fexe ba ñu mën a xam kàllaamay rap loolee di solos téere bii di parlez-vous hip hop maanaam na xam yee ngi ni wax hip hop professeur Mamadou Dramé mooy ki ko bind. maanaam xale yi nan la ñuy bindee seen texte yi ak yan langue la ñuy utiliser maanaam yan kàllaama la ñuy utiliser yan stratégie de communication ak documentation moom la ñuy utiliser pour mën a defar seen texte yi boo xoolee ni ñu koy toggee tamit da ngay xool lan moo waral loolu par exemple boo xoolee xale yi di saaga ak yooyu lan moo war a tax. bi lépp titre ni ki ab interpellation bëgg fexe ki koy jàng rek am ay laaj yu muy samp. dama samp ab laaj parce que damay expliquer pour que képp koo xam ne da nga lire rek nga xool ndax li ma wax ne moom moo la rapport yi def est-ce que loolu effectivement moom mooy li nga xam ne yow noonu ngay waxee. hip hop fii ci Sénégal suñu sukkandikoo ci professeur linguistique bi daal dinay teg ay jéego yu am solo. évolué na vraiment sur le plan du texte sur le plan de la mélodie plutôt sur le plan de la musique de la création musicale nekk na hip hop boo xam ne dafa évolué bu baax a baax et puis boo xoolee aussi visibilité bi ñu am léegi dafa nekk boo xam ne vraiment ak réseaux sociaux yi yeneen yi dafa amplifié mais am na ñoo xam ne ñu ngi yaakaar ne man ci laa bokk ne boo xoolee ni ñuy bind ci texte yi ak la ñuy wax ci texte yi reflété wul niveau hip hop yi. ci engagement rappeurs yi ci mouvement politique bi professeur Mamadou Dramé di leen woo ñu ànd ci tekk ak tey. Doulaye moom artiste reggae man la Abdoulaye Diop ci turam dëgg daal dina génn ab single tuddee ko New Brief moom itam professeur de musique la ca maison d'éducation Mariama Babou Goré nan lay fexee nag ba du am gàllankoor diggante musique bi muy def ak liggéeyam ñu déglu tontu bi mu tontu Ndate Diop. waaw loolu yaakaar naa loo xam ne maa ngi koy def lu yàgg te lu yàgg dëgg la comme niñ koy waxee te yaakaar naa ne boo bëgg léegi bi ma si nekkee aussi lépp ci wàllu organisation la rek damay xool heure yi nga xam ne moom lañ ma jagleel pour ma jàngale ko ni mu waree def ko ni mu ko waree su ma jógee ci loolu am naa yeneen bés yoo xam ne par exemple ma jàngale wala yooyu ma def sama musique. lépp damay xool sama emploi du temps naka laay tëggee semaine bi lan ak lan laay war a def parce que maa ngi jàng maa ngi jàngale maa ngi ci yeneen mbir maa ngi si musique du coup li may boole day bari waaye ak nu mu mënti demee rek damay organiser sama bopp xam lan laa war a def ci kañ laa ko war a def rek te je pense que loolu boobu léegi maa ngi si te amaluma benn jafe-jafe. matière bi du musique ngay jàngale kon mën nañ ni sotti ceeg def ci la. waaye njàngale mi moo jiitu wala statut artiste bi moo jiitu. bon je veux dire que 50-50 lay nekk quoi dama koy wax yenn saa yi sax samay élèves di leen tooñ ma leen su ma xasee ba ñëw ba dugg ci école bi damay nekk jàngalekat bi su may demee ba ci buntu école bi may génn ma sol mbubbu artiste bi wala ma sol mbubbu civil bi rek ma dom parce que ay mbubb la yooy sol rek moo tax man gisuma ne benn dina ci mën beneen damay fexe rek à chaque fois mu diggu doomu quoi. Doulaye mooy doon ganuk xalam suba ci samedi ji ak Baye Ndate Diop.